seen concitoyen commissaire de police Ousmane Fall commissaire d'arrondissement de Pikine moo leen di jottali ay kàddu moo ko sabab monsieur le maire ministre maire Pape Gorgui Ndong ñu ngi lay gërëm di la sant ci initiative bi nga xam ne man ak yow ak ñaar ci sa conseiller ñoom Mendy ñoo ko nasoon sa bureau bi nga xamee ne ñëw naa fi def visite de courtoisie noyo bi tamit ñu ngi koy jox ñi nga xam ne ñooy aima yi fi nekk mooy imaam yi imaam Diop ak ñi nga àndal yéen ñi nga xam ne yéen a fi toogal diine ji suñu waxee imaam comme Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ñaari diine ñoo fi gën a fës muy diina islam ak christianisme ki nga xam ne moo fi toogal jàngu bi tamit ñu ngi koy nuyu bi tamit ñu ngi koy jox ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñu kilifa ci at man ñu papa man ñu ndijaay man ñu yaay man ñu bàjjan ñu ngi koy jox tamit ñi nga xam ne ñooy ndaw dëkk bi am na ku wax léegi ne jotaay yu mel nii mu ngi fi door a am waaye li mu leen bëgg a xamal rek mooy police sécurité en général dafa am yeneen vision yu mu am yeneen gis-gis mooy sécurité de proximité police de proximité sécurité bu ñu ko waxee léegi nii ci jamono bi ñu toll 21e siècle kenn mënul wax police fii nii population fay doyen léegi wax na ko police mënul dem sans citoyen police de proximité nag bu ñu koy wax police dafay dem ci askan wi jaxasoog ñoom am na loo xam ne man commissaire Fall ak samay élément mënuñu ko xam ci dëkk bi li xew ci ruq yi ak ruq-ruqaat yi même alkaati yi dëkk Pikine mënuñu koo xam ak suma commissaire bi nga xam ne mi ngi door a ñëw donc man ndaje bii nii dafa nekk ndaje bu ma rafetlu lool bi nga xamee ne sous la houlette de monsieur le maire ministre Pape Gorgui Ndong mu nekk koo xam ne bi ñu xamante yàggul may nangul naa ko collaboration ak dëggum couche yëpp ñu ngi ci jataay bi toog ci Pikine Ouest mag ñi bàjjenu gox yi nga xam ne am na ko wax léegi la communautaire mu nekk benn démembrement ci ñooñu ndaw yi nekk ci association yi imam yi délégué de quartier yi nga xam ne kenn mënu leen fàtte les 23 délégués de quartier de Pikine Ouest ñooñu ñëpp ñëw ne commissaire ñu ngi lay tàllal loxo bëgg la jox information bëgg la jàppale ci liggéey bi ngay liggéey am na ku ko wax léegi renseignement ñi nekk à la base ñoo ko mën a joxe policier bi nga xam ne moo nekk ci bureau wala ki nekk circulation am na yenn information mënu ko am donc population bi nga xam ne police nekk ci seen biir ñoom ñoo mën a joxe information yi ñu ngi leen di tàllal loxo ngeen collaborer ak police ñu jàppale leen ba insécurité bi jeex takk loolu mooy suñu objectif wax naa ko ci sama passation de service avec le commissaire Adrame Sarr kii au passage maa ngi koy nuyu daf na fi liggéey bu rafet fa mu nekk ñu ngi koy ñaanal réussite ci mission bi fa mu tegoon tànkam lañ ko bëgg a teg suñu tànk la mu doon def ci lu baax te xam naa lu bari ci liggéeyam te lu ëpp ci liggéeyam lépp sax daanaka mën nañu wax ne baax na waaye doomu aadama comme matul jëfam mënul mat la perfection n'est pas de ce monde état dafa nekk loo xam ne kenn ku nekk soo ñëwee ñu tabb la ci barab
li sa prédécesseur ki nga xam ne moo la jiitu woon moom la daan def lépp ci lu baax danga koy continuer ba def loo xam ne moom yeggu fa ci ñàkk temps wala ci yeneen paramètres moo ko tere def donc lépp loo xam ne ñun suñu prédécesseurs yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon am nañu cité ay commissaire Kendela ñi nga xam ne c'est des anciens de la police commissaire Abdoulaye Fall te doomam nekk fii nii ak commissaire Ndiare Sène commissaire Camara ak ñeneen jaar fii lépp loo def ci loo xam ne lu baax la ngir sécurité askan wi ñun dinañu ci topp te def loo xam ne ñoom defuñu ko woon. li waral loolu mooy benn différence rek laa bëgg mu am te loolu maa ngi ko yaakaar ci population mooy collaboration des populations. c'est un aspect boo xam ne ñun dañ ciy mettre l'accent dañ koy marteler di ko laaj toujours donc yéen ñi nga xam ne yéen askanu Pikine en général ak Pikine Ouest en particulier commissaire Fall mu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne mënuma liggéey sama liggéey am 20/20 fekkee ne awma collaboration man awma jàppale population bi jàppale boobu yéen ñëpp nag laa ci tàllal loxo kenn ku nekk fa nga nekk information boo am boo xam ne mën naa jëriñ sécurité bi te boo xam ne buñ ko exploité mën na randal li nga xam ne mooy délinquance bi jox leen ñu ko te ci kaw loolu suñuy bunt ubbil nañ leen ko daay man guddi ak bëccëg suñuy téléphone jox nañ leen ko man ngeen ñoo woo daay man pour jox ñu information te loolu suñ koy def pour askan wi la comme niñ ko waxee suñ passation la police elle est faite par les populations elle est aussi pour les populations suñu benn kilifa daf ñu daan wax ñokkaloo ko ba amul commissariat di wax tout simplement que commissariat boo gis dañ ko tabbu ci biir population pour mu nekkal fa ngir askan wi donc ñun population bi askan wi moo ñu fi tax a toog suñu raison d'être c'est la population donc population boobu noonu ñu ngi leen di tàllal loxo pour que ensemble ñu góorgóorlu ba li nga xam ne mooy délinquance sous toute cette forme ñi fi jiitu wax nañu ci orateurs yi fi wala les 10 orateurs yi jiitu wax nañu ne am na des délinquances à Pikine maanaam xeetu ñaawteef am na Pikine cela ne veut pas dire que Pikine dafa nekk gox bu bon cela ne veut pas dire que population bi dañu nekk population bu bon déedéet waaye yàlla dafa def amul benn population ci àddina bi amul benn askan boo xam ne ñi ko dëkkee amul ay ñaawteef yu fa am amul benn population bu sûr jëm naa Corée du Sud dëkk bi nga xam ne ci dëkk yi gën a am sécurité ci àddina bi la bokk boo xam ne crime bu amee rek commissaire bi nga xam ne moo nekk par exemple commissaire Séoul wala Busan City dafay démissionner mais pourtant dafay am ak suma yeneen pays yi nga xam ne développement bi tollul noonu te sécurité mooy loo xam ne ñun police ak yeneen force de défense et de sécurité dañuy mettre l'accent sur la prévention maanaam faggandiku wolof dafay wax xoddeeku bala ngaa lakkale soo amee sa tool bañ mu lakk la ko wër da nga koy xoddi maanaam xam naa am na si yéen ñoo xam ne ñuy xoddeeku baatu wolof la maanaam ñax mi wër sa tool da nga koy bàyyi 2 mètres 3 mètres nga xam ne daay gi bu jógee ci àll ba bu ñëwee du wax ci tool bi loolu mooy prévention faggandiku nag population bi yëpp dañ ci am ay rôle bu ñuy jouer am na ko wax sànq problème mu éclairage nee na mu ngi remercier monsieur le maire ci éclairage public bi nga xam ne mu ngi yokk éclairage boobu dafay dàq délinquance parce que waa ji nga xam ne am na ko fi tooñ sànq njóobee ni xaw ma njaayeen yi waa ji nga xam ne c'est un agresseur wala ki nga xam ne nii sàcc mooy mbiram koñ bu lëndëm moom koy gën a yomb ci def ko su koñ bi leera du ko mën donc éclairage boobu dafay randal li nga xam ne mooy maanaam mooy violence mooy maanaam malfaiteurs yi maanaam defkatu lu ñaaw yi. am na tamit yenn aspect yoo xam ne dafay bokk ci prévention des crimes et des infractions des délits en général des infractions en général maanaam mooy koñ yi nga xam ne dañ koy lotisser bu baax monsieur le maire loolu tam bokk na ci concept de prévention parce que koñ fekkee ne amul lotissement bu baax éclairage bi du fa yomb accès police tam du fa yomb jamono ji xam ngeen ko seetlu yéen ñu dëkk ci côté yëmb côté péage kii bi terre bi
te nga xam ne mënuñ ko jéggi agresseur dañ ko def repère donc police yooyu yëpp da koy saytu pour mën a xeex li nga xam ne mooy délit mooy crime prévention boobu tamit information renseignement nekk na ci loo xam ne c'est incontournable am na ku ko wax léegi police nag police ki nga xam ne mooy commissariat Pikine fan yi rek ñu teg ko suñu loxo dina xeex loolu keroog rek bi ma dajalee samay élément maa ngi leen wax ne ker boo déggee ne commissaire Fall ñëw na fi bay dem ci autorité bi nga xam ne moo ko fi indiwoon mu ngi koy yóbbuwaat feneen ñaar yi xeexuñu ko suñu réussite mission des na mooy foog ñu randal foog ñu faire reculer l'insécurité par lan nu ñu koy defee mooy par la présence policière dañ fexe ba nga xam ne li nga xam ne mooy suñu teewaay ci terrain bi yokk guddi comme bëccëg ba nga xam ne insécurité da mën a randu mën naa am duñ ko mën a xeex à 100% mais loolu mooy suñu objectif suñu objectif tam bokk na ci li nga xam ne mooy circulation bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi loolu tamit dañ ciy xar suñu tànk tubéy ba nga xam ne képp ku jël oto jógee fenn da nga jaar Pikine ba dem te doo am yenn gàllankoor yi loolu lu ñu koy defee mooy présence ci axes yi nga xam ne mooy axes yi nga xam ne c'est des axes principaux faw ñu teew fa muy rond point ak yenn barab yi am na yoo xam ne police ma ngi fay teew mais am nañu renfort bu jógee ci police mu ñëw dooleel suñuy om fi nga xam ne waroon nañ fa teew te teewuñu fa jusque là parce que yenn paramètres la comme manque d'effectif dinañu fa teew ba nga xam ne circulation bi nit ñi dinañ mën di dem di dikk mais circulation boobu tamit ni ma defee appel ci xeex insécurité population bi tam ñu ngi leen ci ñaan am na yenn embouteillage am na yenn resserrement de la circulation dara waralut ko lu dul indiscipline xam nga indiscipline dafay tardeel dëkk boo gis mu gën laa développement bi bokkuñu ci paramètres yi gën a fondamental mooy lan mooy discipline nit ñi dañoo war a am yar am teggin dem rek jaar naa syndicat te léegi xam naa ne yéen ñi dëkk Pikine di ngeen ma gis très souvent sur le terrain jotaay bii nii monsieur le maire organisé ak police bëggoon naa mu nekk jotaay boo xam ne monsieur le maire de Pikine moo ko organisé askan bi yëpp teew fi ma wax leen ne très souvent di ngeen gis commissaire mu wàcc sur le terrain et les hommes seront sur le terrain en permanence bu ngeen leen gisee ak bu ngeen leen gisul donc fi ma doon waxee mooy indiscipline maanaam ñàkk yar ak ñàkk teggin ak topp sa sago yaakaar na dëkk bi yow rek yaa fi nekk bi ma jaaree syndicat gis naa ñaata camion ñoo taxaw ci tali bi nit ñi wàcc seen xaal ba ci trottoir ba ci kaw tali bi mais loolu topp sa sago la parce que yow da ngaa bëgg sa marchandise wàcc non seulement sa camion bi yow da ngaa topp sa sago wàcce nga sa xaal nga bàyyi ko fa mais nga wàcc sa xaal ci kaw tali bi xam nga loolu noonu faw police def li nga xam ne mooy liggéeyam ci wàllu répression nag maanaam li nga xam ne mooy daan dinañ jiital prévention mooy fàggandiku dinañ jiital information mooy yëgle dinañ jiital li nga xam ne mooy éducation mooy jàngale dinañ fàggandiku dinañ yëgle dinañ jàngale waaye nag ñett yooyu am na benn bu topp seen ginnaaw muy répression nag mënul ñàkk parce que code pénal moo ko teg mooy charte bi nga xam ne ñun ci la ñu tënku mais nag boobu dafa nekk en dernier ressort léegoo léeg nag nit ñi dañuy soxla ku leen di réprimer defuñu ko nag ngir dañoo bon dañ koy def parce que dañoo bëgg tout simplement dëkk bi jaar yoon am na ku ko wax léegi ne commissariat bi ñu ngi koy commencé defar ak yooyu loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy rôle fondamental policier wala chef de service monsieur le maire tey jii boo ñëwee fii nii nga fekk mairie bi rafet macha allah parce que monsieur le maire moo ci dugal loxoom commissariat bi nag comme ñun dafa nekk suñu kër bi nga xam ne ñun mën naa wax ne ku mel ni commissaire 18 heures sur 24 wala 24 heures sur 24 muy commissariat fi nga xam ne fa lay ñëw di fa liggéeyee ku fay ñëw da nga war a fekk mu nekk lu jëmu ju rafet te boo ñëwee à travers le commissariat à travers le comportement des hommes nga fonk police fonk commissariat xam ne fii am na njiit du fa nekk te loolu nag yéen askanu Pikine
maa ngi leen di ñaan ngeen teg maanaam ngeen jàpp ci su ngeen si jàppee dafay nekk seen sac parce que seen commissariat la waaye su ngeen si jàpp tam dinañ ko defar donc waxtaan wi yëpp mënuñu ko wax mais li ma leen bëgg a wax rek mooy ngeen jàppale police mu jàppale leen parce que jàppale bi mënuñ koo def fekkee yéen jàppu leen ci te wolof nag dafay wax jàppale ma maanaam boo doon jàpp nit jàppale ma saako ceeb da ngay jàpp fii mu jàpp fee donc ñun benn laf bi dinañ ci jàpp ñu ngi ñaan tam beneen laf bi yéen ñi nga xam ne yéen ay askan wi ngeen jàpp ci pour que sécurité bi mën a am pour que nit ñi mën a dem mën a ñëw sans problème. am na ñu fi wax tamit wàllu comité de vigilance police mën naa def liggéey bu bari mais dina yombal liggéeyam bi nga xamee ne quartier 23 quartier yëpp quartier bu ci nekk ci sous quartier yu Pikine Ouest am na benn comité de vigilance quartier yooyu yëpp tamit seen i bàjjeni gox ak seen i chef de quartier nekk premier rempart contre l'insécurité nekk aussi premier rempart de règlement des différends. am na ko fi wax tout à l'heure nee na mbir mi bu xasee ba yeggee police nee na këtt na jonn te ku la yóbbu police askan wi en général loolu la ci Sénégal yi am mais du loolu da nga koy jàppee ennemi parce que problème bi ñu ko mën ko régler ci bàjjenu gox yi mënuñ ko régler ci délégué quartier gi mënuñ ko régler ci association yi ñu indi ko police pour ñu jëm ko régler donc yéen askan wi yéen bàjjenu gox yi yéen chef de quartier yi population en général yéen nekk premier rempart donc bu ñu mënee créer ci quartier yooyu noonu 23 sous quartier yooyu Pikine Ouest quartier bu nekk bi créé fa benn comité ñu mettre fa en place un comité de vigilance loolu dafay yombal police sécurité dafay tax délinquant bi nga xam ne ñu war na ñëw fii nii pour agresser wala pour sàcc gars yi ñu ngi fi di ko xaar su leen téye ñu au police ñu ko jàpp indi ko police loolu dafay yombal liggéey bi loolu bu ñu ko defee ci quartier bu nekk nag ci Pikine def ko ci Sénégal liggéeyu police dafay gën a yemb askan wi dañu gën a nekk en sécurité parce que fii normalement war nañ dem ba nga xam ne ku nekk su la neexee comme bu la neexee sëñ bi nu mu ko waxee léegi nga napp ci mbedd mi kenn du la agressé ngay dox kenn du la sàcc nga leen sa alal kenn du ko jël loolu mooy li nga xam ne moo nekk objectif finalu sécurité te loolu nag askan wi am ngeen ci waar bu ngeen di bay ñun tam police am nañ ci waar bu ñuy bay jotaay bi nag xaw na yàgg lool ñu ngi ci jéggalu lool ci kilifa yi fii nekk tàkkusaan fee ñu fekk amoon na ñoo xam ne sax julluñu tàkkusaan ñu ngi ci jéggalu bu baax te ñu ngi koy ñeewent ci loolu mag ñi nga xam ne tamit seen wér-gu-yaram xas naa def xaw naa demeewul noonu ak ñi nga xam ne amoon nañ ngeen yitte yi tamit war koo dox bàyyi seen it yëpp ñëw fekkee jotaay bi ñu ngi leen ci jéggalu bu baax monsieur le maire mënumaa wax yëpp mënumaa matal lépp ci wax ci mais li ma leen bëgg a wax rek mooy liggéey moo ñu fi indi bëgg naa ngeen jàppale ci liggéey boobu noonu ndax suñu réussite mooy seen réussite